dikkati na xeeb xal mu lakk sab daay loolee de la monseigneur Benjamin Ndiaye di bañ ci réewum Sénégal moom archevêque de Dakar ci critique yéene kaay ne mën na la lii di raam ci réewum Sénégal parce que yéen a yëngal waaye buñ ko may ab buntu porox ndolla gu mu jaar lakk réew mi te kat jaare ci diina ji foofu lakk réew mi bu ñu ko nangu nañu bàyyi tiitalante bi ci suñu biir ak xoqalante gi lii ñu jëm ci langue politique gi nañu tënku ci li càttum réew mi mayee lu ko mooy buñ ko def tribune yéene kaay daal di may xamal ne Sénégal waxtu woowu xiif moo ñu tongal diggante Diourbel Kanel ak Bambey lu toll ci juróom-ñaari téeméer ci ay nit foofu soo moytuwul xiif dina leen faagaagal famine jafe-jafey dundu tàmbali dina leen tongal lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ci doomu aadama ci réewum Sénégal am na ñuy jafe-jafe xiif lekk te ak fi réew mi toll Sénégal bokk na ci ñeent fukk ak juróomi réew yoo xam ni turbine ma ngi may xamal ne soxla nan ku leen dimbali pour ñu lekk le te mooy yéene kaay ne galère moo am ci réewum Sénégal ñu wax ko te dee ñaxtu gi nag daal di faf nekk fépp yokkum mburu ga gaa ñaa ngi cay ñaxtu ñàkkum ndox mu salte xeeñ cher lool ña ngi cay ñaxtu njàng meeg njàngale mi daal dina yëngu galère total moo am ci réew mi critique yéene kaay ne ma étudiants yi day lañ leen wan fan yii mënuñu koo nettali ci àdduna moo taxit nee ñu pare nañ nag ngir daal di dialogue ñoom étudiants yi waa UGB yi daal di décréter ab journée noire moo taxit Déthié Fall day tribune ne ma bàyyilul dara président de la république Macky Sall xas na ko ba mu mel ni caraxu juróom fukki at ràpp ne ko fee ca Bambey étudiants yi nee na ñam woon leen jox dafa daw seen biir wàcculoo leen kenn faatu ca nga leen di mbugal enquête la ñu bëgg ak mbir yi leer yow say tabax université dara àggu ca élèves yaa ngi cay buuxloo di nangu loolee Déthié Fall ne ko nga leen di bëgg mbugal duñ ko nangu 24 heures yéene kaay ne ma sàccub suuf la Bassirou Diomaye Faye di artoo xam le na ni ambassadeur Israël dem na visiter Kocaan di benn ci fanweer ak juróom-ñett dëkkaan ya nekk ca Njaga Ñaaw gannaaw ba mu ànd ak Tening Sène mi nga xam ne mooy candidatu Benno Bokk Yaakaar sa Njaga Ñaaw baykat yi topp nañu pëna yi nee ñu lu toll ci benn kilomètre ak xaaj daal dinañ koy daw te boo moytul nag lu toll ci juróomi junni jàpp juróom benn junni ci hectare fas nañ ko yéene nangu ci loxoy baykat yi foofee ca Njaga Ñaaw turbine yéene kaay ne ma taxul jafe-jafe yi jeex ci réew mi waa CNTS ST ñoom daañu manifester àjjuma ji Sénégal mbaat dafa dëgg liggéeyu jàmbur critique yéene kaay ne ma moom lay gën a nuru de xoolal ma poste la fa xew rek Ibrahima Sarr gannaaw ba muy ñaxtu caxat-caxatee ganu caxat-caxatee alalu poste ga benn jege ñaaleeg directeur général ba moo ko daal di gaañ ba évacué nañ ko ca l'hôpital turbine yéene kaay ne ma Mamour Diallo ca Louga dafa demoon ca fiefu Moustapha Diop foofee benn xale bu góor ñu daal di ko fay jam paaka direct news ne ma fii la réew mi toll it ci fu nuy caxat-caxatee suñu alal scandale bu rëy rëy daal dinay juddu ca Sarr baadu nag caxat-caxatee alalu askan wi moo bëgg am ca Sarr en tout cas ci coow lu mujj lii Locafrique day woo nañ ko ca ba mu wuy ji justice ndax dafa bëggoon jaay benn terrain boo xam ne boîte baa ko moom ngir amee ca fonds propre mën a am yu mu doxal ca la ñu ko woowee waxtu woo directrice générale ba Marème Ndoye daal di def commande boo xam ne 300 milliards la amul appel d'offre te conseil d'administration ba yëgul direct news ne ma xel moo mënta nangu Sarr soxla 60 milliards waxtu woowu doxalin waak jëfin ga war a tax nag actionnaire yi ak itam askan wi ñu sunu alal ñu war caa caxat-caxatee lu toll ci 350 milliards neexuta nangu lii bu dul saboté Sarr direct news ne ma lu mu Omar Faye leeral askan wi ci l'exclusive yéene kaay ne ma coow li mooy ab xeexoo bu metti moom moo am ngir contrôler Locafrique te loolee moo nar a andil réewum Sénégal guuta te buñ ca waxul secteur hydrocarbure ak bu courant bi xuy xapp dina sonal askan wi Omar Faye ne nañu wax dëgg-dëgg ci li am Sarr waxit ci complot bi nga xam ne nii Xaadim ba lañ ko jagleel te mu nar a jaare fa faat Sarr critique yéene kaay ne ma en tout cas ci saboté ba am Sarr Omar Faye ma ngi cay woo président de la république mu wax ci critique ne ma Macky Sall ma ngay xoolit nu ñuy séddalee sunu gaz ak pétrole ci réew mi laas yéene kaay ne ma président Macky Sall it ma ngay xool dëgg-dëgg naka la ñuy recruter ci administration bi te président sax yéene kaay bi ne ma ngay artu Sud Quotidien daal di may xamal ne président Macky Sall façon bi ñuy recruter te jaarul yoon lay xeex mu jeex ci réew mi libération ne ma booba dafa demul ci ministère des affaires étrangères ak présidence coowal passeport diplomatique yi nekkate ëpp na ñetti at jàpp nañ ci ñaari homme d'affaires ak ñaar ñoo xam ne ñu ngay liggéey ministère des affaires étrangères am na ñoo xam ne fukki millions ak ñaar libération ne ma lañ joxe ngir am ca am nag gendarme boo xam ne déglu nañ ko ci niki démb ndax dañ koo tudd ci mbir mi critique ne ma diplomatie bu Sénégal président Macky Sall jamono jii day moo teye loxoom affaire étrangère am wóolootu ci kenn l'évidence yéene kaay ne ma ka mu wóolu ca ICS Alassane Diallo lay wuyoo retraité na yàgg na gars yi nee nañu na leen abal la ñu ne Moustapha Niasse Alpha Condé da ko doon jàppale waa AFP daal dinañ koy weddi le quotidien ne ma nañuy séddalee or wi tey na xel ci zone yi nga xam ne moo am or ci réew mi su aane ma démb day ci CM bu Wakam 2 ab xale bu doon def EPS moo faatu ca cour wa malaise la am ñetti yoon ba ca mujj moo ko faat moo tax nag IA bu Dakar ma ngay sàkku ci ndongo yi laataa ñuy def EPS nañu defi visite médicale ba xam ni mën nañ koom déet ba nuppi en attendant réew mi quotidien di ma xamal ne suñu ceebu jën national daal dinay dugg ca UNESCO doon nag patrimoine culturel immatériel
matériel de l'humanité ngeen xamee ko noonu te bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen ak jàmm coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat. Gaston Berger bu Saint-Louis ñoom nag dañoo bari woon yoon wa wala tali yu bari yi nekk ca gox ba daal di lakk itam ay pneu ni ki démb ci route nationale numéro 2 bi ca fa féete wala fa tolloog grande porte bu université ba ngir rek soutenir seen ay camarades université bu Bombay yi nga xam ne ñu ngi ci ak selenglu grève ñetti fan ñoom nag daanaka day tas nañu leen naam ci ay grenades lacrymogènes force de l'ordre yi ñoo fa jaar ginnaaw gi itam dellu nañu ci seen campus social yooyu le ñu des ci xibaar yi ba léegi dem ca Louga ak meeting bu Mamour Diallo woon fa doon amal ca kër Serigne Louga foofee itam militant Moustapha Diop la ñu poignardé ci dënn Daouda Sow li wuyoo mi ngi toll ci ñaar fukki at ak ñeent moom nag marié wu na waaye itam papay benn doom la mu mel ni kon jam gi nu ko jam ca meetingu Mamour Diallo ca quartier Serigne Louga bu sud nekk ca domicile maire sortant bi di Moustapha Diop jur na fa coow ndax jamono ji àndoo ngeen di teewlu ma nga ci urgence hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga njabootam nag nee nañu daañu tabbi ci aw plainte balaa ñuy xuus Hadj Mansour ñu ngi ko doon wax boobu ba léegi lu jëm ci wàllu violence yi daanaka campagne bi tàmbaleegul sax waaye ñu ngi koy tàmbalee nemmeeku. yàlla leen di commencé di weer parce que nekkuñ ci jamonoy campagne Bougane fii lay dem ñu ni ko doo ko fi defee maire bi nekk ginnaaw raay non bëgg a def meeting ñu ni ko doo ko fi defee. dem ba yegg ci ab commandant bu jiite ay way takk der nit ñi taxaw ci kanam mbooloom bu ñu reculé wul tiire leen ci seen kaw son bi mu ngi fi ñëpp di ko dégg ñu ni tey ay militants yu Mamour Diallo ñooy def meeting ba dem ci wetu kër Moustapha Diop di fa def meeting ñu jëm fa militant bu Moustapha Diop ñoom caaga ñoo xam mais comme mbokk am na ay mbokk ñu ngi xaar lan la justice di def Mohamed. mi ngi noonu Birahim violence bi saa su ne ñu ngi koy artu ci plateau yi fépp kilifa diine ñu ngi wax dafa mel ni tàmbali na nag te doonte sax campagne bi dooragul noonu. surtout li ci gën a yéeme mooy c'est eux dans eux ni ñu ko mën a waxee maanaam ñoom ñi bokk benn camp. ñoom ñooy féewaloo seen biir di sànnantee xeer xam nga image yu ñu wane léegi nii image yu ñaaw la ñoo xamee ni ñoo bokk peut-être Benno Bokk Yaakaar wala bokk APR wala ñu bokk benn coalition ci parti bu mu mën a doon. ñuy xeexoon nii di sànnante ay briques di sànnante ay xeer mais les dégâts collatéraux ni ñu ko mën a waxee koo xamee ni yoonam newul ci mbir mi tey empêché nga ko mu mën a circuler ci situation bi ñu nekk nii tey jël nga nit jël paaka jam ko alors que dañu toll période boo xamee ni même ay armes blanches sax dañ ko waroon a tere c'est-à-dire que aujourd'hui c'est à l'État de prendre ses responsabilités est-ce que dina jël ay responsabilités c'est peut-être ça la question mais su ma waxee c'est à l'État de prendre ses responsabilités mooy démembrement yi nga xam ne ñoom ñooy yore wàllu woowu muy lu jëm ci police lu jëm ci gendarmerie ci yenn ci ay anam yu lu jëm ci armée il faut nécessairement que ñu am taxawaay boo xam ne dañu koy am ba même bu fekkee ni c'est un leader politique appartenant à la mouvance présidentielle yàlla na doon ministre sax bu am ay actions yoo xamee ne ay njabootam ñoo koy def sur le terrain ci lu jëm ci wàllu violence bu ñu xool ndax c'est un ministre de la République dañuy xool ni c'est un homme politique militant d'un parti certes waaye kuy dagaan baatu askan wi ci benn ci ay localités ni moom moo def lii ni ñu ko aaye ku mel ni Bougane Gueye aaye ko ku mel ni Ousmane Sonko wala ñu aaye ko keneen ku nekk ci opposition bi mais nañ leen ko aaye kuñ ci war a teg loxo même bu fekkee ni tu es un ministre mais nañu def enquête yi ñu war a def muy police muy gendarmerie parce que lii nga xam ne moom mooy image yi ñuy wane ni mais du ay image yu ñu mën a rafetlu surtout ci jamono joo xamee ni wax nga ko suñu kilifa diine yëpp démb sëñ Bass Abdou Khadre li mu wax ndax damay fàttali ni sëñ Bassirou Mbacké Abdou Khadre lépp lu mu yëkkati ci kàddu en public jàppal ni sëñ Mountakha Mbacké Bachir moo ko wax ndax moom ci boppam yàlla na fi yàgg tànn dëgg wér moom moo yëkkati yooyu les kàddu ne ni Serigne Bass mi lu mu wax maa ko wax. dëgg la fu mu teg tànk maa ko fa tegloo sama tànk. kon lépp lu mu wax jàppal ni kilifa bi moo ko wax sëñ Babacar Sy Mansour du benn yoon du ñaari yoon muy àddu ci wàllu violence bi. gis nañu monseigneur yëkk ci kàddu yu mel noonu jiite jàngu bi ça veut dire que ñoom ñii kilifa diine yi ñu ngi bay seen waar ci wàllu woowu maintenant est-ce que dañuy war a seetaan politique yi muy politiciens yi ku ci nekk def lu la neex foo mën a bokk
ba pare du mujj fenn rawatina bu fekkee da nga bokk ci nguur ça pose problème c'est à l'administration d'abord territoriale muy ñii di préfet sous-préfet gouverneur ci situation yooyu nga xam ne day am dans les régions dans les communes dans les départements jarul ñuy xaar président de la République wala ministre de l'Intérieur ñu fajal ko seen bopp ba pare pour éviter cette violence là parce que ni muy gangréné ni muy demee dañ dem ba bu ñu àggee ci élection territoriale xam nga xeex bi seen biir la ñoom entre partisans yu bokk benn coalition wala benn parti parce que tout simplement dafa am ñaari liste parallèle wala ñaari nit ñoo xam ne jubóowuñu seen biir mais imaginez bu fekkee ne opposition bi dañoo ñëw war a def seen i campagne wala def seen i meeting est-ce que ñeneen du ñu ñëw di leen songu. beneen jafe-jafe lay jur Birame Touré ñu wax ci jigéen yi nga xam ne dañoo bokk ci association des femmes unies et solidaires yi nga xam ne daal dañ koy samp ci fanweer ak ñett ci ay quartiers yi ne ci commune bu Saint-Louis Ndar jàppale ne itam ñoom rafetlu nañu bu baax a baax résultat yu nu am jeexal taloo jëm ci cadre entrepreneuriat yi nga xam ne lanu fa defar ni koppar seen gafaga la jugee ca noonu itam daan nañuy exposer seen activité tey sàkku ak jàppale ñoom jigéen ñooñee ndax li nu entreprendre dafa am solo lool. dañ ciy teewlu ki àddu yox seen kàddu di Fatou Diop Touré moom mooy porte-parole du jour bi ñu teewlu ko Babacar Niang. ak sunu ressource rek la ñuy liggéeyee kenn mësuñu jàppale xëy na parrain moo ñuy appuyer léeg-léeg benn politicien mësuñu jàppale benn mairie mësuñu jàppale benn institution mësuñu jàppale liggéey ci sunu mouvement bi di def ay appui yoo xamante ni macha allah jigéen ñëpp daanu mën a liggéey ba générer ay ressources te duñu dem ci microfinance yi duñu dem feneen loolu lañ doon xeex loolu moo tax ñu ko tuddee ko mouvement des femmes unies et solidaires de la commune de Saint-Louis acteurs yi dañ leen digal rek ñu éviter violence yi parce que dañ ne élection gox-goxaat te bu fekkente askan bi moo leen fi tax a toog population bi moo leen fi tax a toog yaakaar naan violence waru si am képp koo xam ne moom na sunu borom dogal ni moo toog ci mairie bi na ñeneen ñu wëlbati ko jàppale ko ñu liggéey pour sunu Saint-Louis gën a avancer. mi ngi noonu dañuy wax ci leneen soxal soupçon wala sax xel bu tey jëm ci scandale yu ñuy lam-laame ci gestion société africaine raffinage journaliste bi di Cheikh Yérim Seck mi ngi koy méngale ab daanaka deal mi nga xam ne boo moywul dina métti lool ci kanamuk wala ci ndodduk sénégalais yi ndax ñoom ñoo koy yëg ginnaaw gi bu ñu sukkandikoo ci société africaine bu raffinage ci lu jëm ci besoin financement gi mu bëggee 60 milliards nu juróom-benn fukki milliards ci sunu koppar daan nay engagé wu yes ci ab recapitalisation yi nga xam ne dina leen yóbbu ci ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay milliards sunu koppar ci ay actionnaire am ak itam ci deniers publics yi actionnaire bi nag di Loka Afrique moom dafa lànk ndaare bañ a cautionné lu jëm ci boobu leeg forfaiture ndax noonu la ko daal di tuddi ci commission yi nga xamante ni dañ koy jox ñenn ñi waaye itam bàyyi ñeneen ñi loolee itam tax na sax mu yóbbu mbir mi ca yoon wala moom ci boppam wuy jënd ci yoon société bi daal dinay amee lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay milliards suñu koppar ci ay dette ak ay perte yi nga xam ne ñu ngi ko xayma ci juróom fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards Cheikh Yérim Seck mi ngi sax dut baaraam tuuma direction ba fa nekk jamono ji ne day def ay lu jëm ci marché yaama neex muy gré à gré te loole faw rek ñu daal di ci andi ak joyanti ci mbir moomee ba léegi jàppale ne itam leaderu mouvement leeral askan wi di rek Omar Faye mi ngi ñaawlu bu baax a baax lu jëm ci loxo yi yenn ci ay homme d'affaires ci mbirum Sarr woowee nga xam ne boo moywul wax na ne dina lompañal boobu lekk bërëbu liggéeykaay Omar Faye di wax ne loolee stratégie fa mel ni kon dañu war a trouver ab stratégie politique wala ñoom dañoo bëgg trouver ab stratégie politique ci recapitalisation bi nga xam ne ngi toll ci ñetti téeméer ak lu teg ci ay milliards te jamono joojee boîte bi soxlawul lu dul juróom benn fukki milliards képp Omar Faye ñu teewlu ko ci leeral. li am Sarr dafa jéggi dayoo ay groupe homme d'affaires yoo xamante ni ñëpp xam nañ leen seen intérêt rek moo leen tax a jóg ñu bëgg a xëy suba bëgg a créer paralysie. nguur gi yëngu ci nguur gi wax ci nguur gi recadré leen benn nit boo xam ni dafa fekk ay junni nit sos benn institution financière taxaw ci fexe ba mu am doole benn nit wala ñaar ci wàllu situation politique tax nga tooge benn place au lieu nga promouvoir ko mais nga sàkkal ko pexe pour ses intérêts personnels liggéeykat yi bu ñu jooyee
du mujj fenn nguur gi itam seetaan gi loolu moo am poste loolu mooy waaj a mën suuxal Crédit Mutuel du Sénégal mu ngi waaj a mën suuxal yeneen i entreprise et puis dañ naan seetaan gi lan moo tax ci gouvernement bi parce que état bi mun na régler li am Crédit Mutuel du Sénégal te jëkkewul tey bi mu commencé ak léegi yàgg na loolu nañ ko régler parce que liggéeykat yi ñu ngi nekk ay victimes te ñoom ñoo taxawal kër gi ba mu yëgsi fii mu yëgsi tey. Mohamed alors Birame ñu wax laataa ñu lay bàyyi nga dem ci ceebu jën bi nga xam ne dañu ko inscrire ci patrimoine matériel UNESCO alors loolu ban commentaire lañ ci mën a def jamono ji ak lan lañ ci mën a jàpp. je pense que dañ ko doon wut depuis un certain temps xam naa ni ñi sant Mbaye Cissé Niass ak ñu ni mel ñoom kontaan nañ ci lool. mais xam nga lan mooy paradoxe bi jamono ji ñuy inscrire le ceebu jën plan national bi ci patrimoine immatériel bu UNESCO ceebu jën boobu tey le sénégalais lambda daanaka mënul am ceeb ba mu daan am ci ay jamono nga xam ne dañ la naan fekk nañ ci jënu coof wala def nañ ci beneen xeetu jën sompat am na ci wala yaax am na ci loolu amatoo ko tout simplement parce que spolier nañu lu ñu wooyee la mer jën yi nga doon amatoo ko da nga daan jënd jën dem ca marché ba ne ko mu ne la 10 000 francs nga am ci benn lu ci mel ni yaax bu mag nga ne ko dañ ma ko daggal dagg boo xamee ni mën nga cee dund pratiquement 1 mois 2 mois léegi amatoo ko yaboy bi nga xamee ni tey sax nit ñi dañ jàpp ni mooy li gën a néew li gën a néew ci wàllu géej ci wàllu njëg am na ñu ko amul tout simplement parce que donc tey il faut que le président maa ngi gis ci conseil des ministres muy bind ñu wax ni dafay rafetlu li ñu jël ceebu jën bi def ko ci patrimoine immatériel bu UNESCO le ceebu jën boo demee tey Ghana Jollof rice lañ lay wax ça veut dire que c'est le riz du Jolof lañ koy waxee donc fépp xam nañ ko mais ñun ñi nekk fii Jolof ñun ñi nekk biir Sénégal tey ceebu jën bi ñu daan am amatuñu ko donc il faut muy jiw bi cher na ci ñenn ñi muy ceeb bi ci boppam cher na ci ñenn ñi jën bi nga ci daan am gisatoo ko leneen li ciy àndal gisatoo ko d'accord na c'est très bien ñu dugal ko ci patrimoine bi du UNESCO mais nañu ko delloowaat ñun sénégalais yi parce que amatuñu ko. très bien jërëjëf Birame jërëjëf itam le député du peuple Hadj Mansour. merci incha allah rabbi kon ñu yeewi leen wéyal xibaar yi wax ci $1 million ak lu toll ci ñaari téeméeri junni ci ay mètres carrés yu suuf yi nga xam ne jamono ji dafa polluer jëm ci wàllug mine ci région ci mel ni Ziguinchor ak Sédhiou révélation bi nag mi ngi tukkee ci directeur général bu agence nationale bu relance des activités socio-économiques nekk ci Casamance ci ab waxtaan gi mu seq ak sunu ndaw Abdourahmane Diallo potoxlu na ci itam di ñaawlu yéen it ci ay situation wala sax mbirum foncier yu ñu nemmeeku ca gox boobee yëpp ñu teewlu ci Abdourahmane Diallo. malgré ay efforts yi nga xamante ne autorités yi amal nañ ko ci wàllum gunge askanu yi nga xamante ne daw nañu làkku ji fii ci bëtu Saalum réew mi ay jafe-jafe ñu ngi wéy di am surtout ci ay zones yi nga xamante ne moom la ñuy duppee zone de retour ay tensions yu ñeel wàllum foncier bi di jaaxal autorités yi. ñoo ngi commencé nemmeeku yenn jafe-jafe yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy am si seen dëkkuwaay te jafe-jafe yooyu souvent lii di xëccoo suuf. wala lii ji xëccoo ay yenn problème yenn interprétation délimitation géographique souvent moo koy waral. ci kanam bi de situation agence nationale de relance des activités socio-économiques bu Casamance daal di mobiliser ay acteurs yu bëri ci question bile. jafe-jafe bu ñu ko saafarul rek xëy na mën nañu delloo gannaaw ci li nga xam ne moom mooy jàmm utum jàmm bi nga xam ne moom la ñu nemmeeku fii ci Casamance. beneen équation bu tar bi nga xamante ne mu ngi taxaw moom mooy présence bu ay engins explosifs ci lu toll ci 1,2 million mètres carrés ci suuf ci région bu Sédhiou ak it bu Ziguinchor. léegi li des ci liggéey bi mooy fexe ba 1,2 million mètres carrés yi nga xam ne moom moo des yi fexe ba délimiter ko. ANRAC ci lëkkaloo ak CNAMS di liggéey ngir jëndee ndeli ci suuf si loolee ngir fexe ba askan wi daal di am ab dundu bu mucc ayib. Abdourahmane Diallo jërëjëf dañuy wàcc ci daw si ba fii ci Mbour wax ci accident yu nemmeeku ci géej gi ngir rek mën a dabu kaaraangeeg ñi nga xam ne ñoo di nappkat yi jàppale ne société bi di société yu ëmb wàllug infrastructure ak réparation navale daal nañuy jébbal ay gaaluk fibre de verre ci nappkatu Joal yi lépp rek ngir gunge leen ci seen wàllu kaaraange ci bu ñuy nappi géej ci Alioune Badara Sonko. ngir gën a kàntanal liggéey nappkat yi nga xamante ne ñoo nekk Joal waaye tamit gën a renforcer seen sécurité moo tax directeur général bu CIRN Saliou Samb daal leen dikkee renfort ci ay gaal yi nga xamante ne
dafa dëppook ay normes internationaux. daf ñu andil benn carotte pour ñun mool gi carotte bi pour ñu teg ko fii pour di ci mën a faj suñu soxla mooy gaal yi saa dañuy panne ci géej duñu am lu ñu leen jëli saa gaal yi am problème essence panne essence ñu war leen a jëli saa am gaal yi am jafe-jafe ci géej ñu war leen a wëri encore am na surveillance bu fi nekk mais bu bii ñëwee da ci gën a dolli. yii la nappkat yi nekk ci Joal ñoom nag jàpp ni bii le gaal dana gën a ñoŋal seen liggéey ndax ay jafe-jafe tar lañ doon jànkoonteel. noonu nañ ko trop sax ndax jafe woon nañu. waaw ndax saa ñu am fii problème benn carotte fi ne saa mu nekk ci beneen liggéey ñu dañuy mujjee utiwaat gaal gu ndaw pour mën a dem wëriwaat yeneen gaal yi moom nag looloo ko war su ko defee da koo war su ko deful da koo war. ñoom nag yii la nappkatu Joal bokk na ci li ñuy rafetlu mooy programme bi nga xamante ne gouvernement bu Sénégal tëral na ko ngir renouveler parc piroguier bi. Aliou Badara Sonko jërëjëf ñu àddu wax ci programme élargi de vaccination wi tàmbali ak maanaam lu jëm ci wàllug programme boobee jëm ci xeexum ñàkkum poliomyélite phase bu njëkk bi nag dina tàmbali ci fukki fan ak juróom-ñaar jàpp fukki fan ak juróom-ñeent campagne bi ni mel dañu ko tàmbaliwaat ginnaaw bu ñu nemmeekoo lu toll ci juróom-benn ci ay région ci Sénégal am na nag feebar boobee di poliomyélite sauvage ñeent ci ciblé nag bokk na ci xale yu am 0 ba juróom ci ay dañu ciy teewlu docteur Ousseynou Badiane moom mooy coordonnateur kon après lu jëm ci programme élargi de vaccination ci micro Alassane Balde. depuis at mi commencé dañoo gis ne polio bi dafa dellusiwaat ci dëkk bi ndax dañ ko gis ci fi ñu ko njëkk a gisee mooy Dakar ci environnement bi gis nañ ne demoon na ba amatuñu ay cas donc surveillance bi non seulement yematul woon ci nit ñi mais dañ doon dem ci ndoxu foos yi di xool ndax doomu jàngoro bi mi ngi ci dëkk bi wala nekku fi donc ci loolu lañ ko njëkk a gisee ci Dakar ginnaaw gi nag ñu gis ay xale yu mu dal ci Touba donc boobu ba léegi nag ñu ngi ci ay def ay jéego ci juróom benn région lañ ko gis li ci ëpp ci région de Diourbel la nekkoon moom moo ëpp ci ay cas mais ginnaaw gi gis nañ ko région de Louga ci Darou Mousty gis nañ ko région de Matam gis nañ ko région de Thiès gis nañ ko région de Fatick ak région de Kaolack. mi ngi noonu mbokk yi ñu bi weneen xët soxal tàggat yaram ak Pamante Mboup. kon dañu ci ànd ak Pamante Mboup ñu ngi lay nuyu borom Jam City nag pour ñu ko xamul mooy jam ñaajo booy jam ñaajo. waaye jam ñaajo ñu lay nuyu maa ngi laa fay bu baax a baax Mohamed Diop. ay ci xibaaru tàggat yaram yi dañu koy tàmbale football championnat local ligue professionnelle bi nag dina amal ak jonog way tasul xibaar yi ni ngi tey ci alxames gi ngi def ak taxaw seetlu ci choc 4e journée bi diggante Jaraaf AS Pikine Guédiawaye FC ak US Gorée. waaw kon nag jàppal ne ci kanam tuuti la bu 10h jotee foofu ci siège bu Ligue Pro ngir nag ñu dikkaat bu baax a baax ci jongante yi nga xam ne bokk nañu ne moo nekk choc yi jëm nag ci ñeenteelu bëccëg bi nga xam ne dinañ ko door niki ci week-end bi kon kii di Pape Momar Lo mi nga xam ne nag moom moo yor lépp lu jëm ci wàllum nag compétition ak communication nekk vice président ligue bi moom nag moo ci fas yéene ànd ak taskatu xibaar yi ngir nag dikkaat bu baax a baax ci li ni mel loolu nag dina dikkaat nag ci diggante Jaraaf bu Ndakaaru bi nga xam ne moo fas yéene dalal AS Pikine foofu ca stade Iba Mar Diop niki samedi bu 16h30 jotee niki noonu ci diggante Guédiawaye FC ak US Gorée dimanche la foofu ca stade Amadou Barry dina ci nag ànd ak entraîneur ak niki noonu capitaine ñeenti équipe yooyu la jàppale nag gannaaw yooyu la jongante tamit ci samedi bi am na yeneen jongante yu am solo muy duel des académiciens war a dox ci diggante Dakar Sacré-Cœur ak Jàmbaar loolu nag bu 16h30 jotee lañ koy amal foofu ci stade bu Alassane Djigo ba tey lu jëm ci wàllum ñeenteelu bëccëg bi Génération Foot moom mooy dalal Casa Sport foofu ci stade Ibrahima Boy niki samedi 16h leader bi nag di Teungueth FC moom day dalal ñii di waa Ñambur bu Louga bi nga xam ne waxtu bi ñoo nekk lanterne rouge jëm ci championnat bi niki nag samedi la bu 16h30 jotee foofu ci stade Ngalandou Diouf dinañ ko nag wëyal niki dimanche ci diggante Linguère bu Saint-Louis bu fas yéene dalal Seneps Excellence bu Thiès foofu ci stade Mawar Wade 16h30 Mbour Petite Côte la ak AS Douane ci stade Maniang Soumaré bu 16h30 jotee di fàttali nag ni Mohamed Diop kon ci kanam tuuti tamit ANPS mi nga xam ne moo nag ëmb taskati xibaar yi yëngu ci wàllum tàggat yaram ñoom tamit dinañ jàkkaarloog taskati xibaar yi foofu ci maison de la presse waxtaanee lépp nag lu jëm ci wàllum Coupe d'Afrique des Nations bi nga xam ne fas nañu ko tàmbali ni ki juróom-ñeenti fan ci weerum janvier jàpp juróom-benn fan ci weerum février dinañ ci dikkaat bu baax a baax ci boobule
jàkkaarloo taskati xibaar yi ni ki noonu waa ANPS di yëngu ci wàllum tàggat yaram. ñoo di wax ci wàllug boxe parlementaire ak stadium Marius Ndiaye ni ki rek ci samedi gi nit ñi daan fa teew bu baax a baax ngir seetaani xëy na lu jëm ci championnat boxe. nooyu nag yu boxe anglaise soo xoolee nag fanweeri at a ngi nii daanaka li ni mel nag gëj a am fii ci réew mi gannaaw nag équipe fédérale bi yees bi ñoom nag indi lañ ci ay coppite ci li ni mel kon samedi foofu ci stadium bu Marius Ndiaye lañ ko fas yéene amalee bi ñu sukkandikoo nag ci Mamadou Ndaw mi nga xam ne moo nekk vice président bu club boxe kickboxing fighting spirit nekk foofu ci camp Abdou Diassé gis na daal li ni mel tax na nag ñu gën a mën a relancer waat lu jëm ci wàllum boxe fii ci réew mi dañuy teewlu nag kii di coach Alioune Sarr ñu teewlu ko ak Papis Badian. Mamadou Mamour Sène dafa am muy président fédération bi dafa am lu mu ñu waxoon avant muy falu te li mu ñu waxoon donc depuis lors mu ngi ci te mu ngi démontrer li ñuy xaar ci ñoom li ñuy xaar mooy ñu yóbbu boxe anglaise fu musul yegg ci niveau mondial te ci liggéey boobu ñu ngi ci donc li ñuy xaar mooy 2026 bi yàlla dimbali ñu réussir ko à 100%. beneen bis topp mooy Bolle Gueye ak Khadim grand Khadim ñoom ñoo yor équipe nationale A bi donc ñu yor équipe nationale A bi tamit ñu génneel ñu indil ñu produit yoo xam ne donc dinañ ñu mën représenter Sénégal parce que gis nañ fii nii mooy niveau bi baax na élevé na donc li ñu dem xaar ci côté technique mooy déjà benn loolu noonu jox nañ équipe nationale yi ñoo xam ne am nañ niveau lool. tey ak kii di Alioune Sarr moom mi ne nag di rafetlu bu baax a baax jéego yi nga xam ne nag équipe fédérale bu bees bi moo ngi koy def jëm ci wàllum boxe bi waaye nag faaw ñu gën a yokk loxo yi ngir gën a mën a jàppale salle de boxe yi ak ñu leen di encadré ñu teewlu ay kàddu ba noppi. ay moyens ñu yokk ko ci moyens ñu aidé ñu donc jox leen même bu fekkee sax salaire bu ndaw loo xam ne dinañ mën a régler seen dépense donc dina arranger coach yi. mais daal li ma la mën a wax mooy instant yi nañu aider président parce que président bi donc président fédération yi mu ngi liggéey bu extraordinaire te je pense que ne bu ñu ko aider ministère bu ko gën a aider donc dina yóbbu boxe Sénégal pour musul yegg quoi donc voilà. ayca kon Pamanta Mboup ñu wax ci programme ak résultat soxal championnat européen yi ñoom nag ñu ngi gën a tàbbi ci seen i ay jongante même bu dee sax ñu ngi ci biir semaine bi. waaw ñu ngi ci biir semaine bi waaye nag comme foofu ci Angleterre ak ni ñu koy waxee lu jëm ci wàllum boxing day bi période décembre bi moo tax ñoom tamit ñi ca jongante ñoo ngi ca jongante foofu mooy Angleterre kon jàppal na ne Liverpool mi nga xam ne moo nekk si ñaareelu place bi tey jëlee nag bu 20h jotee mooy dalal Newcastle ci beneen nag jongante gi kon Chelsea la nekk ñetteelu place bi am 36 points 19h45 la fas yéene laale ak Newcastle kon ñu jàpp ne yeneen jongante yu am solo tamit dina ci am. ci diggante nag Leicester ak Tottenham 19h30 la Leeds di fàttali nag ni Manchester United waxtu wi moo nekk ci bopp championnat bi rawee ñii di waa Liverpool ñeenti poñ kon nit ki nag ëllëg Brighton moom moo nag ñàkk ci kanamu Wolverhampton benn ball ci dara Burnley ak Watford boobu la jogante dañ ko reporté Crystal Palace ak Southampton dañoo def match nul 2 buts partout Arsenal moo daan West Ham ñaari ball ci dara ci Allemagne moom jeexal na ni ki démb seen fukk ak juróom-benneelu bëccëg Mönchengladbach moom Francfort moo ko daan 3-2 Dortmund daan ñi di waa Greuther Fürth 3 ball ci dara Leverkusen ak Hoffenheim 2 buts partout la ñu def Union Berlin moom ak ñi di waa Fribourg 0 but partout la Augsbourg moom ak ñi di waa Leipzig dañoo tembo def 1 but partout coupe bu arabe nag jàppal ni final gi dinañ ko amal ni ki fukki fan ak juróom-ñett kon foofu ca Qatar ni ki nag démb Algérie moom moo daan ñi di waa Qatar ñaari bal ci benn Tunisie moom ci ndorteel li moom moo daan Égypte benn bal ci dara kon Mohamed fii la ñuy ndar keppe lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram ñu jox ne dig daje rek ni ki ëllëg waaye bu 12h jotee dinañ ci ànd ak kii di Birame Diadji Touré 13h El Hadji Mouhamadou Mansour Diop. Algérie moom nga tudd day sama xel dalul dara ci moom. waaye yàlla baax jërëjëf bokk na ci favori yi. waaw bokk na ci favori nañ ko bàyyi xel bu baax a baax.